salaamaaleykum chers téléspectateurs de la Zone TV donc ñu ñëwaat cercle des candidats ngeen ànd fii ak Cheikh Anta may présenté encore une nouvelle fois di gërëm askanu Tivaouane Peulh ñàgg ñàkku rab damay wax ni mooy suñu commune et que suñu rêve à chaque fois mooy que mu bokk ci communes yi gën a développé. donc comme ni ngeen ko xamee cercle des candidats ñëwaat ak yéen donc tey ñu nekk lundi ñu ñëw ak leen beneen candidat muy koo xam ni ñu bëri xam nañ ko muy monsieur Boubacar Ka mais entre temps Tivaouane Peulh nag nekk askan boo xamante ni dafa yokk am ñu fi ñëw. donc depuis 2011 ba léegi 2014 ba léegi am na lu fi xew lu bëri am ñu ko xamul donc tey ñu ànd ak monsieur Boubacar Ka permettre askan bi ñu xam kan mooy monsieur Boubacar Ka ñi fi tuxu si woon donc monsieur Boubacar Ka dama lay bàyyi juste nga présenté wu nuyoog askan bi. ok salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu mbokk commune bu Tivaouane Peulh ñàgg di leen wax ne salaamaaleykum wa rahmatullah. donc monsieur Boubacar Ka pour ñun ñu bees ci askan bi ñun ñu ñëw ci gox bi bokk ñu la xamul tey boo dem présenté wu rek nan nga mën a présenter sa bopp en quelques mots. waaw kii mooy Boubacar Ka su ma neexee ma ne mooy premier adjoint au maire de la commune de Tivaouane Peulh ñàgg donc nekk aussi exportateur fruits et légumes. D'accord. donc mën nañu xam un peu sa parcours académique. ce niveau scolaire ak yooyu. waaw Boubacar Ka de Tivaouane Peulh la jànge en 1981. am entré en sixième am fii dem Rufisque secondaire la bàyyi incha allah. d'accord macha allah donc hormis ça donc suñu la déggee nga ne exportateur ça veut dire que tey bokk ci politiciens yi nga xamante ni politique rek la ñuy dundee tey seen métier dañ ko jël def ko politique hormis ça un peu mën nga ñu quand vous parlez d'exportation vous faites quoi exactement lan ngay exporter comment ça se passe et tout ça. exportation dama bokk ci benn kuréel bu ñuy wax CEPAS mooy sénégalaise d'exportation fruits et légumes du Sénégal donc nekk aussi seen trésorier adjoint macha allah li ci des mooy exportation mooy lépp loo xam ne fruit la ak légumes ñu koy yóbbu bitim réew lépp ci Europe bi donc loolu lépp loo xam ne dañ koy béy fii conditionné ko fii yóbbu ko bitim réew. d'accord donc da nga yor usine suñu comprendre bu baax. waaw usine la du sama usine ñëpp la parce que état bi moo construire jox ñu ko. léegi usine bi am na ñu fi liggéey ñu dëkk ci Tivaouane Peulh ñàgg bi. bien sûr est-ce que mën nañu xam ñaata employé moo fa nekk. waaw ça dépend ci campagne yi am na campagne boo xam ne mën nga jël ba 500 emplois. ok donc c'est par période quoi. par période waaw. d'accord léegi bu ñu nee monsieur Boubacar Ka je pense que ñëpp wax élection 2014. waa Tivaouane Peulh ñàgg ñàkk rab boo fi beesee ñëw ñu ne la ki waroon nekk maire bi monsieur Boubacar Ka la par li fi amoon élection yi nga xam ni élu bi suffrage universel indirect la ñu jàngul tubaab mooy que ni maanaam boo falee ki nekk tête de liste mën na bañ a nekk maire mën nañ dem ba ci jour bi 56 conseillers wala ñooñu ñu changé ko am ñu jàpp ni tey souffrance bi Tivaouane Peulh di dund mën nañ ko tuddee noonu ñi leen ko teg ci nga bokk parce que dañu amoon ci yow espoir xeex jaayante ba fal surprise am ñu gis koo xam ne mën nañ ne 25e la nekkoon ci liste bi ñëw nekk maire bi nan nga mën a expliquer askan bi ñu comprendre nan la demee woon ba à leur surprise gisuñu nga nekk maire. waaw maa ngi lay remercier Cheikh Anta ci question bi question bu am solo la question bi mooy que ne 2012 Macky Sall dafa folu ñun ñëw ànd ak Macky Sall xeex ak moom 2014. Benno Bokk Yaakaar mooy parti APR ak parti yi nga xam ni ñoom la àndal. ñu affilié wu ci ñoom. c'est ça ñu ànd nekk ñu def coalition ñu tuddee ko Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar nag boobu ci lañ ma jiitale liste tête de liste majoritaire. ma nekkoon tête de liste majoritaire en 2014 ñu dem élection ak yeneen parti yi yàlla def ñu gañe ko ñu gañe moo tax ñu gouverner. léegi bi ñu gañee ba pare ku xam ne wax nga ko sànq ñun bi ñu gañee ba pare dañu lay may une semaine ngeen toog dem waxtaan conseil municipal moom mooy réunir xool kan mooy nekk seen maire ci la affaire bi am changement donc ñu choisir seeni maire donc conseil municipal bi moo choisir seen maire man ma ñëw comme premier adjoint. d'accord donc amoo si benn part de responsabilité wala lu tax conseiller yi choisir keneen ku dul yow koo xam ne
25e la nekkoon c'est que dafa nekkoon ku influent am xaalis am ñu mu jënd yow amoo woon loolu wala da am ñeneen ñu nekk ci kaw ñu ci dugal seen loxo ba changer décision yi ni mu demee. ça c'est partout au Sénégal parce que tey ñu bari gis nga ne ñii dañuy nekk maire dañuy xeex ba bëgg a dee moo tax maa ngi remercier le président Macky Sall ci li nga xam ne jël na fit depuis Sénégal nekk Sénégal ba léegi amul moom mu ñëw jël décision bi donc dañ ko ci féliciter taxaw mu ne kat léegi ku nekk tête de liste yooyu nekk maire dëkk bi loolu dafa am solo parce que nit ñi suñuy votel dañuy wax ne diw ki jiite moom la ñuy votel ñëpp am yaakaar à la dernière minute yaakaar bi tas loolu moo bari Sénégal donc maa ngi koy remercier au passage di wax ne vraiment noonu la demee waaw loolu tamit mbir dañ ci waxtaan nekkul loo xam ne da nga ci wala remercier président bi demande boo xam ne demande sociale la askan bi ñoo ko def ñun bu ñuy voté tey ñi xamul ñu bari tête de liste bi lañ daan votel donc deful lu incroyable ba nga koy remercier c'est que demande askan bi la satisfaire kon donc amul lu incroyable lu mu ci joué beneen bi am ñu ne da nga neexawul woon nag ak ministre Omar Gueye moom moo nekkoon pion bi moo dem arbitrer moo jël Papis mu nekk monsieur Diop pour dire mu nekk pion am da ngeen neexawul woon wala loolu mën nga ci leeral askan bi tuuti. non moom j'espère que joué wu ci dara maa ngi koy remercier au passage. am ngeen lien d'amitié yoo xam le ministre maa ngi koy nuyu parce que képp koo xam ne ministre de la République rek da nga ko war a jox cër. ba pare nag nekk suñu représentant ci département de Rufisque nekk le coordonnateur donc lu ñuy def moom mooy nuyu ko sant ko mooy le ministre Omar Gueye. oui en 2014 li ma la wax rek donc bari na fu mu xew gars yi da ngay ñëw nga nekk tête de liste soo leen gagné ba pare maire bi loolu mën naa wax ne 95% ci maire yi loolu moo leen doon fol à la dernière minute affaire day wëlbatiku donc maire bi ñëw boo xam ne surprise lay nekk. mais monsieur Ka en fait question yi il faut nga ci tontu parfois parce que nit ñi dañ bëgg a leeral li ñu gëm wala li waa ñenn ci ñu ëpp ci APR lu ñu gëm mooy que amul kenn kuy falu ci gox bi koo xam ne Omar Gueye dugalu ci loxoom wala koo xam ne nekkoo xaritu Omar Gueye xam nga tey mën nañ comprendre deuxième mais imaginez ku nekk 25e position ñëw jël maire bi ci koo xamante ni tey bi ñuy campagne nit ñi xamuñu ko woon tey ñi ñuy campagne ñi ci gënoon a xeex tey yaa ci gënoon a fës macha allah Tivaouane Peulh bu demoon ba voté liste boobu yow da nga ci jouer part de responsabilité bu rëy am na ñoo xamante ni tey nekkuñu woon APR. mais dañoo voté APR par rapport ak sa personne yow. bien sûr donc bu ñu demee ba gis keneen toog. ñu ne Omar Gueye daf ci jouer dara nga bëgg ko épargner toog di ko tagg ci télé bi aussi y a un problème. non bul wax loolu sama waay xam nga man dépassé naa tey. fu may tàgg nit. c'est impossible damay wax dëgg te yàlla tax. en 2014 nekk naa tête de liste majoritaire ñu dem élection ñu gagné Benno Bokk Yaakaar gagné wax naa la loolu c'est partout au Sénégal mooy que ne élection yi suñu voté une semaine après conseil yi dañuy réunir conseil ku ne dem uti ñi bëgg a nekk maire donc ci la ñu conseil ñoom ñooy voté conseil nag li tax ñu voté loolu ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo gën a xam seen biir comprendre li ma la wax. waaw xam nga foofu mooy zone d'ombre bi. yow yaa nekk tête de liste. donc yaa amoon position bu gën a baax. tey nan nga mën a def ba perte ci biir conseil loolu c'est-à-dire que da nga neexawu la conseil wala da nga nekk koo xam ne règle de jeu bi daf fi nekkoon nga nay amoo xaalis pour mën a jënd nit ñi comme ni ko ñeneen ñi defee lan moo nekkoon problème bi. parce que ñun tamit dañu bëgg ñu éclaircir. conseil su ma neexul woon ak ñoom. kon duñu xeex ba nekk bu ñu gagné dañu gagné ba pare. peut-être nag comme li nga wax ni laal nga ko sànq xam li ma l'argent c'est lan lañ koy waxee. moom mën nañu moom lañu xam nga tey xaalis am na ci solo. am na ci solo trop. parce que quand même tey non ba léegi aw ma xaalis. parce que am na temps boo xam ne soo ñëwee koo fëgg guddi nga ne ko lii ak lii ak lii bon lépp gis nañ fi lu ne. donc loolu question boobu du ma ci mën a sori yow yaa ma ko gën a xam. Sénégal yi xam ngeen ñu bari ni ñuy doxee. xam nga fii c'est l'argent qui parle xam nga li ma la wax donc en 2014. conseil ñoom ñoo élire seen maire mais population bi man la ñu éliroon macha allah. ok xam nga parce que maa nekkoon tête de liste ma dem élection yi ñu gagné élection yi ensemble bi ñu gagné ba pare une semaine après. conseil bi moom mooy réunir. fol seeni comment dire fol seeni maire def leneen loo xam ne fol seeni adjoint yàlla def na man ñu fol ma adjoint au maire maa ngi koy sant yàlla nag bu baax parce que yàlla lu gën si yow rek la koy def mënoon na ma fol maire fekk jiguma
adjoint maire bi dama ci sant yàlla bu baax a baax benn am naa expérience pendant 7 ans boo xam ne tey incha allahu rabbi kenn mënatu ma dribblé ci politique ci yenn kii voilà. ok cas de figure bi amoon mën nañ ne dootul amati. non j'espère que dootul amati parce que léegi affaire bi dafa changé donc léegi ku nekk tête de liste yow yaa nekk maire donc léegi changement. donc bu ñu jàllee ci deuxième phase bi ñu gis déclaration de candidature yu bëri trop Tivaouane Peulh. et puis li gën a bizarre mooy benn parti bi waxuma Benno Bokk Yaakaar mais je veux dire que ni APR ñi déclaré ñu gën a bëri c'est-à-dire boo xool 95% yëpp biir APR lañ bokk ñu ne dañoo am njiit seen njiit taxaw ne man maay décider kan mooy bokk ak ku dul bokk man maay décider kan mooy diriger tête de liste bi. ngeen nekk di xëccoo di xeex c'est-à-dire que seen divergence boobu lan moo tax APR gëmante wu leen 16 bi la wala tey lan moo tax respecté woo leen président xaar mu joxe ku nekk bëgg na may nekk candidature. non loolu choix xam nga politique moo mel noonu politique day am fougue politique dafa am bougement politique doo toog croiser les bras soo ko defee doo saa nekkat conseil pour te dire la vérité. nit ki balaa ngay nekk politique da ngay politique pour am base d'abord tant que amoo base yow tekki woo dara parce que nit ñi. dañ la war a bëgg nit ñi da nga war a leen tegal lu leer xam nga nit ñi mën a ànd ak yow ci politique bi comprendre moo tax heure bi koo ni mu ngi fëgg dënnam mais c'est normal. parce que soo amul base mais doo am dara doo nekk politique. donc suñ comprendre par rapport ak sa lecture politique mooy candidat yu bëri yëpp ku nekk day fëgg dënnam pour part du gâteau bi gën a ngande si côté tey bu ñu demee si partage bi mu gën a ngand wala tey mu mën a poids de négociation mën a ngand mais ñiy fëgg dënn yëpp duñ nekk ay candidat non mënul nekk candidat moom benn la mën a nekk incha allah te yàlla tudd na ko yàgg na d'accord léegi bu président choisir keneen koo xam ni nekkul yow tey nan nga da nga pare pour ne discipline de parti la dama koy nangu rangé wu wala su boobaa da ngay demal sa bopp non ñun ñu ngi si Benno Bokk Yaakaar mooy président Macky Sall la ñu àndal tey moom la ñu àndal suba discipline de parti dafa am moom la ñuy déglu moom ak le ministre Omar Gueye li tax ma tudd ministre Omar Gueye parce que moom mooy coordonnateur département de Rufisque ñoom ñaar la ñuy déglu lépp lu ñuy wax ñun ci loolu la ñuy ànd. donc yow da nga d'accord ba tey ni ministre Omar Gueye mooy arbitré. non de moom mooy arbitré Macky Sall mooy arbitré le président Macky Sall. mais donc cité léegi mais bi bien sûr parce que moom mooy coordonnateur parti bi. donc si choix dans le département de Rufisque. waaw xam nga ñun lu ñu foo si weeru bëy mooy lu ñu xam te dégg ko mooy yéen ñëpp yéen a ngi daw di riir si Omar Gueye te Omar Gueye du amul responsabilité par rapport ak li xew suñu gox ñun ñoo fi dëkk ñoo xam li ñu metti ñun ñooy fal ñooy folli mais bu demee ba choix bi ñu nar ko jël à travers moom. loolu ñu la ko wax dañuy juum loolu du ma si d'accord ak yow dañuy juum. yow toogoo ba guddi nga rocceeku dem seetu Omar Gueye ñun dépassé nañ loolu xam nga li ma la wax tey xam nga kan mooy fol noo déglu ma bàyyi di wax turu Omar Gueye Omar Gueye du sa morom xam nga li ma la wax Omar Gueye moom mu nga Sangalkam am na li muy am ba pare il est ministre d'État nañ ko respecté man li ma la mën a wax mooy population bu commune bu Tivaouane Peulh moom mooy fol seeni maire ku ñu choisir ëllëg kooku mooy nekk seen maire ku ñu choisir Macky Sall da ciy ànd ministre Omar Gueye da ciy ànd mais Omar Gueye du fol laisse le nom de Omar Gueye soo bëggee ñu jàll parce que amul chance non déglu ma da ngay wax li nga xam ne mën naa ko dégg ñu continuer xam nga li ma la mooy que ne population bu commune bu Tivaouane Peulh ñàgg ñoom ñooy fol seeni maire seen maire mooy que ne ñoom ñooy choisir ki leen doy d'abord moom mooy 1 2 Macky Sall ñëw fekk si leen ministre Omar Gueye nag c'est que ñëw fekk si leen. donc su ma la comprendre mooy que ni choix bi wala président tax buy def choix day def choix boo xamante ni mooy ki askan bi àndal. merci ki askan bi bëgg moom lay jiital ci parti bi. mais bien sûr. d'accord léegi ñu gisoon fi benn congrès boo xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko dirigé woon. donc coordonnateur Benno Bokk Yaakaar nekkoon monsieur le maire parce que président moo ne maire bu nekk yaay coordonnateur fi nga nekk. am ñu nekkoon bii APR seen bopp ne duñ dem wuy ji gisuñu ci seen bopp am ñeneen ñu dem wuy ji foofu ban lecture nga fa mën a def ci ñi bañ ak ci ñu wuy ji. man j'espère que amul ñu bañ parce que tey Benno Bokk Yaakaar su wootee ñëpp war a dem. man mi en personne dew ma woon. la moo nekk ci wuyu boobu parce que problème bi dama amoon réunion boo xam ne fii ci sama kër woote naa ko 15 jours avant ñoom ñuy woote seen réunion au Lac Rose woote naa 15 jours avant ay kilifa ñëw kilifa dëkk bi yëpp ñëw donc mënuma leen bàyyi fii di dem di wuyu réunion Benno Bokk Yaakaar du man rek ñi fa nekk ku ne mën a représenter sa morom moo tax mën a naa toog véhiculer message bi
ñi fi nekk ñëw wuy si ma mën leen wax kan mooy président Macky Sall lan mooy Benno Bokk Yaakaar nañu fexe ba jàppale Benno Bokk Yaakaar ñu gagné élection yi. moo taxoon ma toog mais sa woote boobu moo gën a ëpp importance woto Benno Bokk Yaakaar. non déggoo li ma la wax ma ne ko tey mënoon naa dem foofu wuy si mais comme ñun ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar man rek du tere ñu def réunion. d'accord léegi ñi demul jàpp ni woote bi woote monsieur le maire la donc boo demee day wane boppam da ko bëgg a def ngir intérêt boppam demuñu ñooñu lan nga leen di wax te ñu bokk ci parti bi je pense que boo bokkee ci dara. ñu voté ko moo ko voté wala voté comme congrès la et puis da nga ci bokk kon ku nekk. man j'espère que ñi ñu invité woon yëpp dem nañu non je pense que peut-être nit ki bon 90% yi dem nañu peut-être am na ñoo xam ne aussi dañu bari nit day am gàllankoor. des fois nga bëgg a dem leneen téye la. donc dañ ko gisee noonu rek quoi mais du bañ a ñàkk a dem Benno Bokk Yaakaar su wootee du pour le maire xam nga. d'accord pour Benno Bokk Yaakaar yaa ko tuddee Benno Bokk Yaakaar la tudd donc moom mooy ñun ñooy doon réunion mais pas réunion bi maire mooy coordinateur bi moo am droit moo woote amul droit sax. woote na nit yi dañuy war a dem wuyu ko. loolu si respect parti bi la bokk. ci discipline de parti. donc déggee nañ ko moom lecture bi mu am par rapport ak loolu mooy que ni demul par refus. wala demul tey par opposition discipline de parti la gëm et que président bu wootee jaarale ko koo xam ne moom la fi teg tey daf koy nangu donc dégg nañ ci lecture boobu mais monsieur Ka est-ce que jàpp nga ni électorat bi nga amoon depuis 2014 ak fukk boobu ginnaaw bi nga demee ci maire bi ñu bëri di critiquer liggéey maire bi perto sa électorat yàqoo sa image par rapport ak bilan bi fi am non dafa yokku macha allah loolu moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax ku ñëw fekkee soo da nga waroon ñëw wala sa éléments yi xam nañ ñëw nañu fekkee sumay réunion ñoom xam nga ci télé laa nekk ñoom xam nañ li may wax su dee yokku naa ñoom xam nañu su dee yokku bu ñoom xam nañu maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax nit ñi mënuma leen fay commune bu Tivaouane Peulh Niaga xaw ma lu ma leen defar macha allah heure bu ma wootee man damay tiit sama bopp sax donc alhamdulilah quoi. d'accord donc dégg nañ ko par rapport ak loolu am ñu taxaw tey ne ñi nga xamante ni dañu nekkoon ci mairie bi je pense que am na 3 candidats muy monsieur le maire moom muy yow muy un autre candidat muy Mohamed Faye ñu ne ñooñu ñëpp tey balaa ñoo def seen dépôt de candidat dañu waroon présenter seen bilan par rapport ak liggéeyu maire bi ak seen responsabilité par rapport ak 7 ans yi fi am ak loolu lan tontu ngay indi ci loolu. non bilan bi moom am na ba pare. xam nga dañu ànd 7 ans di liggéey. d'accord 7 ans. 7 ans de 7 jours ànd nañu 7 ans de liggéey macha allah li ñu waroon def nañ ko nit ki nag da ngay am choix tey beneen rythme mooy ñëw. mooy que ni beneen ère bu bees xam nga nit ku ne moom mooy xalaat boppam. Boubacar nekkoon na fii 2014 ba 2021 wala 22 tey xel bi gën a yokk tey nekk naa premier adjoint au maire pendant 7 ans su dee expérience politique am naa ko. commune bi tey xam naa fu muy metti bu baax moo ma ci dugal li tax tey ma dugg bëgg nekk candidat man maa ko xam parce que tey xam naa fuy metti xam naa commune bi exactement tey vraiment nan lay def ba gérer la commune là. D'accord. Donc hormis ça aussi je pense que tey ku wax ni diriger politique je pense que compétences yi dafa limité wu parce que 9 compétences la ñu gis sa agenda par rapport ak ay voyages yoo defoon au niveau de l'étranger et tout ça est-ce que da nga am ay partenaires sur le plan éducation ak sur le plan agriculture yoo xamante ni tey boo faloo mën na jariñ askan Tivaouane Peulh Niaga mën nga ñu expliquer un tout petit peu. mais bien sûr parce que loolu dama siy sant yàlla bu baax parce que du man rek maa nekk ci mairie bi mais alhamdulilah rabbil alamin mën naa yëkkati sama loxo ma ne xeexal naa mairie bi ci wàll boobu. parce que mairie Tivaouane Peulh léegi ku ko gañe ku fi nekk maire soo yaakaaree suuf si doo dem parce que mën naa wax ne fii ba géej bu ci ndoxu géej bi foo laal dañ ko moom commune bi jeex na y a plus de terre jeex na terrain dafa jeex fii donc expérience maire bi fii toog muy man muy sama moroom soo amul expérience bu baax a baax amoo ay partenaires surtout loolu doo dem fenn parce que tey gis naa que ne mairie commune loolu moo koy yor il faut am des bons partenaires man nag alhamdulilah rabbil alamin voyagé naa bitim réew am naa des bons partenaires ci loolu mairie bi ñu bëri ay politiciens lay dégg nañ li may wax
su dee fen la xam nañu su dee dëgg la xam nañu. waaw ñun gis nañu images yi et que c'est des images qui sont par là. maintenant pendant ces 7 ans yooyu ngeen fi toogoon. est-ce que mës nga si utiliser partenaires yooyu pour def dara ngir commune bi wala est-ce que am na sur le plan je pense que gis nañ nga dem Torino nekk si benn école ñu accueillir la ak drapeau Sénégal mu nekk fierté. est-ce que loolu mës nga si def ngir commune bi wala tey boo toogee tey commune bi je pense que côté jàng bi am na lu sooxee lu bëri. am nañ ay problème de table banc am nañu est-ce que tey sa agenda pare nga pour utiliser ko ngir commune bi. bien sûr parce que loolu dama si remercier sama benn xarit. bu tudd Maguette. muy dëkk benn immigré bu nekk Italie. dëkk Ñàggapal dañu ñëwoon seet si ma. ñu toog waxtaan si. ñoom ñu am ay partenaires. ñu ñëw wax ma ko. jour 4 avril 2016. 4 avril bi dafa jeex. ah même jour laa dagg billet daggal sama bopp billet nag parce que du mairie bi moo ko dagg parce que y avait d'urgence moom def ma ne il fallait ma ñëw parce que décroché na benn clientèle boo xam ne baax na pour mairie bi. et lu tax mairie bi dagg ko alors non parce que urgence la woon. parce que jour 4 avril la woon. mënuma nekk di wax ne jox leen ma billet wala def leen ni maa dagg billet dem jël Air France dem Torino keroog bi ma yeggee Torino le maire m'a reçu. maire Torino moo ma dalal bi ma dalalee macha allah ñu waxtaan bi ñu paree présidente conseil régional bi maa ngi koy nuyu au passage mu dalal ma moom aussi ñu waxtaan ci projet yu bëree bëri bu ñu nangu tey def benn comment dire école informatique foofu ci Lac Rose tabax nañ ko ba kuulee finition moo des indi nañu ordinateur indi nañu lépp benn école informatique macha allah maa ngi leen di remercier bu baax a baax. waa Turin waa Torino di remercier le maire de Nichelino vraiment moom aussi dafa ñëw après yëkkati lu am solo mu ne moom mooy tabax mooy école informatique bu Ñàggapal tey finition yi moo ci des ci entrepreneur bi la des maa ngi koy soññ liggéey bu gaaw a pare incha allah balaa suñu mandat di jeex. d'accord li ci des amoon nañu ay blouse. demoon nañu vraiment ba ñu ne dañuy jox lépp képp ko xam ne yaa ngi ci xale yaa ngi jàng ah CI ba CM2 dinañ la jox ay blouse. d'accord mooy primaire bi yëpp dinañ leen fournir chaque année des blouses. conteneur blouse bi war mais par rapport bi ñu demee ba affaire bi war a yegg Covid bi ci la ñëw donc affaire bi yëpp arrêté incha allah te ñaan nañ yàlla Covid su jeexee su neexee yàlla projet boobu dañ koy continuer incha allah. d'accord je pense que Covid bi loolu ça peut s'expliquer parce que du yéen rek bëri na domaine yoo xam ne daf ko laal tolloon nañ benn moment boo xam ne ay conteneurs yu bëri yooyu mais problème mu Tivaouane Peulh. côté aussi kii boobu mooy côté toujours les partenaires. am na ay partenaires yoo xam ne taxaw nañu tey pour ñëw Sénégal indi seen machine jàppale jigéen ñi ñu def transformation fruits et légumes. waaw loolu tey mango bi fi yàqu ci àll bi. soxla bëri na trop ay ak yeneen produits yu yàq lu mel na tey bisaab wala buy ci àll bi. tey mën nañ ko ñëw di ko transformer jigéen ñi di ko jaayal seen bopp. ñun balaa ñu naan jus de mangue dañ koy jënd. pourtant ñun ñooy jaay mangue bi ñun ñooy récolter mango bi dem jaay ko bitim réew. loolu bu bitim réew dem def transformation jaayal ko jus de mangue. bu ñu ñëwee usine bi ci commune bi lay nekk wala. mais bien sûr man lu ma am commune bi laa koy indi laa ko yéene amoo feneen fu ma yéene. donc causalité yooyu nga def paasal sa bopp parce que urgence la loolu yëpp commune bi moo tax nga def ko. bien sûr. et que école boobu tamit mën nañu xaar fii ak ñaata temps mu redémarrer waat. normalement fii ak 1-2 mois plus maximum incha allah dina pare. d'accord donc récemment aussi ñu gis ni problème Tivaouane Peulh yaa ngi problème bi surtout Tivaouane Peulh problème mu garage la. ñu gis récemment benn garage bu ñuy inauguré ak loolu. si garage boobu ñuy inauguré yow sa taxawaay lan la si est-ce que da nga si contribuer côté financier wala côté terre ak yooyu est-ce que def nga si benn contribution. mooy lotissement bi sooy dugg Tivaouane Peulh. waaw vraiment dañu toog bureau municipal bi dafa toog. ñu ne vraiment bu fa kenn soxla dara muy terrain muy leneen kenn soxlu fa dara li ñu fa soxla mooy nañu dagg benn garage bu mucc ayib su ko defee oto Tivaouane Peulh yëpp mën a loger foofu ci te loolu la ñu def. d'accord. mais yow lan mooy sa contribution par rapport ak loolu. est-ce que da nga si def démarche par rapport ak. mais bien sûr borom tool bi kay ñun ñoo dem gis ko. parce que tool bi dafa nekkoon benn clôture ba amay xottu buté dëgg dëkk bi. amul sens ñu ne ko léegi lii mënatul nekk parce que ay jaan moo fa nekk. donc dañ koy comment dirais-je
dañ koy dagg et tout ça xam nga morcelé ko infrastructure yi nag mooy garage bu Tivaouane Peulh la ñu bëgg ma nekk foofu am na aussi benn école franco arabe bu mag bu fa war a nekk incha allah à part loolu am na benn garage Tivaouane Peulh oto yëpp fa la ñuy dem di fanaan di fa gaare waaw. donc ñu ngi koy remercier par rapport ak loolu donc là on va parler un peu de côté finance ak recette donc am ñu bëri ñu ne mairie Tivaouane Peulh mooy mairie bi nga xamante ni benn commission rek mooy jox mooy commission domaniale amul ay recette amul impôt ñiy jaay sa mbedd bi duñ fay impôt ñu gis occupation voie publique bi nan nga nu mën a expliquer loolu. waaw loolu soo ko waxee dama si d'accord parce que problème bi ñun amuñu usine. amuñu station essence amuñu dara. lan la ñuy am suuf si. donc tey domanial bi il fallait mu dox mooy que ne suuf si. domanial bi sax mën naa wax ne doxul à 100% su doxee 50% la dox parce que lu tax loolu parce que y a des titres fonciers yoo xam ne dañu ñëw lalu dañu ñëw am fi ay titres dafa am ñu fi ñëw am fi seen titre foncier avant ñun ñuy nekk maire depuis 2008 ba 2012 individuel comme collectif xam li ma la wax titre foncier fu mu am mairie bi amu fa benn compétence dagg wala def fa kayit moo tax tey suñu 50% wala voire 45% yi ñu am ci suuf si ci domaine national bi lañ ko am waaw. d'accord léegi nan nga mën a expliquer tey occupation voie publique bi fi am dérangement bi ñuy lal buntu kër yi te amul lenn luy dugg si nafa maire bi ñu ne nit ñi duñ fay impôt amul ay recettes yu kenn di fay kuy lal si tali bi la avantage la wala inconvénient la pour yow. non xam nga Tivaouane Peulh dañu war a sant yàlla parce que dañu am lu ñu bett ñun. Tivaouane Peulh benn dëkk pël bu tuuti la woon ah soo demee yenn dëkk yi nekk environnement bi. historiquement aussi da ngay xam ne loolu muy expliquer c'est important parce que ñoom bokk nañ si ñi njëkk dëkk Tivaouane Peulh ay famille Peulh lañ yoo xamante ni ñoo nekk historique bi et puis je pense que ay maamam bokk nañ si ñu fi dëkk donc historiquement loolu aussi dina am importance nit ñi fi ñëw comprendre ñu nga expliquer un peu aussi par rapport explication bi nga pare pour joxe. si dëkk bu ndaw la woon dafa bett ñëpp parce que bi ñuy dëkk fii xamuñu woon ndax Tivaouane Peulh nii lay toll comprendre ay pël ñun suñu maam yi ñoo ñëwoon dëkk fi nekk dëkk bu ndaw xalaatuñu woon ndax dina toll fi mën naa wax ne tey dëkk yi nekk à côté yëpp Tivaouane Peulh moo leen ëpp. Tivaouane Peulh 2018 bi la ñu feete 50 ans de Tivaouane Peulh tey su am ay 53 ans lay am xam li mal maximum tey am na dëkk yoo xam ne tey am na 150 ans te fi mu taxaw ba léegi fa la taxaw donc Tivaouane Peulh dafa am ñaan tey en 50 ans dëkk bu ko am tey foo dem ci monde bi di ko dégg donc sant yàlla la. donc di sant bu baax waa Tivaouane Peulh muy le chef du village le chef de quartier ak ñëpp imam parce que dañu ñëw yaatal de ñoom dañu ñëw yaatal ñi fi ñëw aussi dëkk si nekk ñu neex a dëkkal macha allah parce que ku fi ñëw rek ah yow yaa ngi fi juddoo Tivaouane Peulh yarawoo fi mais yaa ngi ñëw apporte sa contribution ñun loolu la ñuy xaar si ñi fi dëkk si te macha allah maa ngi leen di nuyu au passage bu baax parce que ku fi ñëw rek am na loo apporté la dëkk bi donc alhamdulilah damay wax ne toujours nañu ànd ci liggéey bi ñun ñëpp mais dans la main ñun ñëpp ay sénégalais lañ man sama maam fan la jóge Ndar la jóge ah donc kenn dëkku fi dañuy kii nañu rafetal rek amul kii dafa am ganu suba gars yi loolu la ñu ganu suba ak ganu ngoor rek moo fi nekk donc ñun la yàlla boolee Tivaouane Peulh nañu fexe mu rafet bi nag mooy que ni na xol yi ànd képp koo xam ne am nga sa intérêt nga xam ne sa intérêt bopp kese ah moo la tax a jóg na nga xam ne doo jubóog ko dëkk bi mooy ñun les politiques sax lay wax parce que tey dañu war a nekk su dee rek intérêt dëkk bi moo la tax a jóg intérêt commun moo la tax a jóg da nga war a taxaw ñun ñëpp war nañu mën a booloo construire Tivaouane Peulh man loolu lay wax su dee intérêt dëkk bi la ñuy seet mais nan nga ñu mën a expliquer wàllu koppar lan moo tax mairie bi amul sur le plan recette ak yooyu ñiy fay parce que tey ku lal si mbedd bi da nga def occupation sur le plan financier da nga war a fay lu ñuy wax impôt moo xam taxe juuti la wala dara lan moo tax ñeneen ñi di ko def Tivaouane Peulh def ko non Tivaouane Peulh mënugu ko def parce que problème bi nit ki soo koy fayloo dafa fekk nga defal ko dara ñun bi ñu ñëwee amuñu benn espace public boo xam ne mën nañu fa tabax marché toog nañu presque 5 ans ñuy lambatu parce que dëkk bi dafa fees tel mënoo joxoñ nga ne espace bi mën naa fa tabax marché wala kii dama koy nuyu sax benn paa fii maa dem ba këram Dakar abba ko parcelle am bi pour marché bi ñu mën a déloger marché bi pour mën a tabaxaat fii comprendre li ma la parce que tey su doon amoon nañu marché bu mucc ayib mën nga ñëw fayee ko juuti mais nit ki mënoo ko fayee ko juuti defaloo ko dara c'est impossible suñuy construire ba mu marché bi pare nag incha allah soo toogee suba bu ne di nga fay juuti
donc loolu la ñuy xaar mais nii ak dëkk bi ni mu mel nii il faut ñu organiser ko bu pare soog a ñëw fayee ko suñu yaay incha allah. donc foog marché bi pare foog maire bi defal tooguwaay yu baax ngeen door leen mën a bien fayee. sûr. donc fi ñu nekk baaxul condition yu baaxul loolu lu mën a xelu la. beneen bi récemment ñu dégg fay problème ci extension armée yi nga xamante ni moom moo nekk fii donc ñun ñu dem fa aussi defoon fa benn reportage avec un certain Diop. donc ñu gis ni armée yi ñu ne mi ngi commencé wala mi ngi waaj a fees. beneen bi ñu gis tamit alentour bi occupation bi fa am ordre rek yooyu histoire armée yeeg xataay bi yokk bi lan nga ci xalaat est-ce que lu mën nekk la est-ce que mën nañ ko xaar ci yow tey boo jëlee maire bi. nga yokk armée yi wala nga joxewaat beneen suuf wala leneen foo xamante ni armée yi dinañ ko fa mën a def. loolu damay sant yàlla rek di ñaanal ñi fa nekk. mooy suñu maam yi fa nekk. di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xare àjjana. amiin ci barkeem ci Yàlla. ñun ñëpp parce que tey man sama maam yëpp ñu ngi ci fii. sama papa mu ngi fi sama famille yëpp ku fi génn àddina ci armeel yi lay def. te di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla yërëm. parce que armeel yi Tivaouane Peulh mu ngi dégg li may wax. ñun pël yi xam nga ñeme wu ñu woon dee bu njëkk su nit dee dañ koy bëgg a génne feneen. mais alhamdulilah moom moo xëy joxe toolam. toolam bu moomal boppam. moomal fu mu doon béyee gerte. la ñëw dagg woowaa Tivaouane Peulh mun leen may naa leen armeel bii. xale yi football yi ñëw boobu football mu ngi soog a xew fii. boobu maa ngi nekk xale bu tuuti. ñi fi nekk ay mag lañu tey ay boroomi kër la ñuy ñëw ñu ne ko papa Ousmane dañu bëgg fu ñuy entraîner football. terrain central bii ñu wax terrain dental moom moo ñëw toolam la woon ñaari teenu seyaan moo nekkoon ci digg bi soo gisee fii taa teenu seyaan lañ fa suul ay tomate lañ fa doon béy ak kaani mu nekkoon yoonu ndox. ñu suul ko ba pare mu may leen ko ñu def ko tey terrain football donc pas boobu yàlla na ko yàlla yërëm ak magu Tivaouane Peulh yëpp ñoom gàcce galaam parce que tey ku maye armeel maye terrain football ak yeneen ak ay dëkkuwaay nga xam ne bokkul ak jeune léegi ñun ñi nga xam ne xaalis la ñuy seet ñooñu da nga doon ñëw ñu ne la da nga bëgg a dëkk ñu ne waaw xam nga li ma la wax ñu daggal la kër ñu may la donc ñooñu kenn mënu leen fay waaw. d'accord donc ginnaaw loolu lu sa maam defoon la et puis tey c'est important ñëpp xam ko mais yow lan moo si nar a nekk sa contribution. mooy que ne li nga wax dafa am solo mooy armeel yi man ñaan naa yàlla sama papa daggoon na armeel samp mu ne waa Tivaouane Peulh ñëw leen am na tool bu nekk ci à côté dem naa ba gis borom tool bi nag ñu ngi waxtaan incha allah dinañu d'accord parce que bëgguñu ko forcer. parce que fooy suul néew ëllëg ne dafa war a nekk fu naat. donc suñu forcé woon tool boobu dañ koy jël mais duñu forcé ñu ngi négocier ak borom. ñu xool nan la ñuy defee ba mu jox ñu au moins 1 hectare ci biir tool bi li ci des li gën a féete ci dëkk bi moom mu jël ko. mais incha allah ñu ngi si ay négociations te sore nañ ci incha allah dinañu d'accord ak moom su ko defee armeel yi macha allah mu gën a yaatu. d'accord donc ñu gis ni zone boobu boo fa duggee ak boo ko dépassé Tivaouane Peulh un peu. nekkul zone boo xam ne oto mbalit yi waa UCG dañ fay egg. tey la plupart amuñu fu ñu sànni seen mbalit dañu obligé di ko sànni si kër jàmbur yi. est-ce que problème de gestion ordures ménagères boobu nga xamante ni tey suuf si permettre wul oto bi mu egg oto yi ñu yegg fa. est-ce que am nga si solution wala mën nañ si xaar tey nga indi solution boo yéegee. mais bien sûr solution kay commencé na am. tey soo duggee quartier Bawol. am na ñuy wax ne tali buubaa sax la ñuy wax man leen du sama tali dëkk bi la. mooy tali bu xonk bi mooy tali xonk yi du tali y a 5 kilomètres de latérite. 5 kilomètres yooyu yëpp. mooy tali yi nga xam ne nee nañ moo fi indi ndox bu taa bi loolu yow. macha allah sama loxo la maa ngi ci biir. gestion boobu man maa ngi ci biir. ni ma nekkee yaay taaloo kër yi. ni ma nekkee ci biir mooy que ne dafa am benn promoteur bu fi amoon suuf. mu mu bëgg jox dëkk bi suuf tuuti 1 hectare. 1 hectare mu ngi nekk ci wetu géej bi. xamuñu ni ñu koy def ñu ne nañ ko jaay suñu jaayee xaalis boobu nañ ko jël ñu tasaare ko ci biir dëkk bi. xaalis bi tolloon ci 50 millions. xamaguma yàlla moo tax mooy wax xawma ñaata la waxuñu ñaata la léegi bi ñu waxee loolu ci sama langue ci sama làmmiñ bii la jógee man maa leen ne loolu de ma rafetlu ma ko. Tivaouane Peulh du ñun ñi toog fii rek ñooy Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh quartier Bawol tey am na foo xam ne au fond de quartier Bawol balaa oto di fa doon dugg oto mbalit bi nga wax mosu fa dugg. oto sap kii ambulance mosu fa dugg. ma ne leen nañ jël 5 kilos kii boobu nu mu tudd nañ jël kii boobu promoteur bi si boppam indi latérite. ñu xoos sotti fa latérite su ko defee au moins soo amee ku feebar guddi. di nga jëlee mën nga jël clando fii biir Tivaouane Peulh mu dem jël si malade.
bien vrai que metti na mais latérite Almadies sax am na latérite cité yi nekk suñu gannaaw fii yëpp balaa ngay am tali bu ñuul am latérite quartier Baol bi mu fa demee ñu fay sotti parce que am na ñoo xam ne ñu ngi kaas macha allah mais am na ñoo xam ne dañu saluer dañ ko rafetlu trop parce que tey mën naa dem naa ci benn kër mu ne ma Boubacar Ka li ngeen def yéen waa Tivaouane Peulh mënuñu leen fay man am naa oto damay am malade fii mënuma fexe ba dugg fii tey waxuma la latérite de soo la ñu defaroon neefare sax sotti ko dame ko soxla nañu parce que ñun dañu am problème fii balaa nga fi dugg neefare kii xam nga waxuma neefare kii ay fas ak yooyu laa yox quoi xam nga li ma la donc loolu suñ ko defee sax baax na mais li ngeen def yàlla moom moo leen di fay donc Sénégal moom mel noonu adduna bi moo mel noonu da ngay defar lu baax ñii di ko contesté ñii ñu ne baax na nit mënul def lu kii. waaw xam nga lu ñëpp ànd. xam nga sëñ bi tey boo defee dara mën nga ko analyser sa bopp benn analyse man je pense que def naa reportage ci loolu. après sama régie dina ma ko dugalal. ñu ne foofu benn zone la boo xam ne musul taa. problème bi fa indi. problème bi yëpp mooy problème de tali bi moo tax kër yi di taa man def naa ñun désenclavement lañ doon def. waaw léegi beneen bi pour nit ñi am fu ñu jaar. waaw beneen ëllëg nag. xam nga état moom mooy defar tali. waaw tali tamit c'est important du compétence su tali du compétence mairie. xam ko tali état moo koy defar. heure bu Macky Sall la ñëwee. gouvernement bi ñoom ñooy xotti tali yi jaarale ko fu mu war a jaar ah defar goudron defar ay piste defar lépp ba mu rafet. mais pavage mairie da koy def. mais pavage balaa nga koy def nga am foo jaar mënoo def pavage fekk amoo foo jaar c'est impossible. mais lu tax defoo leen ko tali carreau comme yi xew si yenn zones yi nga xam. non dina ñëw incha allah. loolu projet bi président Macky Sall du si man sax. loolu projet bu taxaw la. parce que tey communes yu bëri am nañu pavage. Tivaouane Peulh moo des. te incha allah rabbi ci projet bii ñëw ci la bokk su neexee yàlla tali yi xonk yooyu nañu muñ rek. léegi yëpp nekk pavé incha allah léegi ñu pavé yëpp dootul yàgg incha allah. je pense que monsieur le maire mi ngi def promo boppam li mu wax mooy yor na solution bi bu yéegee mën nañ xaar si Ndakare bi jeex je pense. Tivaouane Peulh nga mën a expliquer quelque part fii am ndox fii amul ndox nit ñi di kaas jigéen ñi di root boobu ba léegi. ay pompes émergentes am fii pourquoi mairie bi pensé woo leen si commencé defar ay pompes wala gas ay teen wala ngeen may ko askan bi même bu fekkee ni du seen compétence ngeen yërëm jigéen ñeeg loolu. loolu lu tax donc maa ngi lay sant loolu dafa am solo parce que tey foog naa ne ndox mooy dund te tey Sénégal bi yëpp ñu bëri dañu manqué ndox da ngay taxaw Médina gis ay télé barki démb ñu taxaw ak seen i bidon Médina biir Médina donc biir Dakar dañu am problème ndox loolu la président Macky Sall la xam nag. mais loolu ay coupure la du daf ko ñàkk. non mais c'est la même chose man sama kër fii nekk ci kaw tali bi li ñuy wax am na ndox dañuy dox 2 jours du ñu root xam nga 4 heures du matin ngay jóg 4 heures ba 5 heures nga am tuuti ndox tëjaat li may wax rek mooy que ne incha allah li indi courant bi tey macha allah dugg na Tivaouane Peulh fu bëree bëri ndox mi ñu ngi si di sant aussi le ministre Omar Gueye parce que dañuy dem seeti ko fan yële man ñun bureau municipal man maire ak adjoint bi ñu demee ñu toog ñu ne ko tey Tivaouane Peulh dafa mar dañu sonn tey dañu bëgg nga dimbali ñu si affaire ndox soxlawuñu leneen monsieur le ministre moom moo yëkkati def benn chèque bu 50 millions rek du xaalis liquide mu viré ko trésor suñu compte jël ko viré ko Sen'Eau tey Sen'Eau mu ngi gas tey alhamdulilah rabbil alamin ndox tiwo yi yaa ngi fii ci mairie bi plus que 50 millions yi da ngeen ci defaat beneen contribution si dañuy defal nañ ci beneen 30 millions contribution muy 80 millions mairie bi muy 80 voire 100 millions même xam nga li ma la incha allah loolu la ñuy jël tey di gas pour que ne quartier Bawol ak yeneen quartier yi amul ndox yëpp ndox bi yegg fa tiwo yi soo demee demain matin mu ngi juuru si maire bi te incha allah d'ici semaine prochaine dinañ commencer gas tiwo yi mu dugg ci biir dugg ci quartier yi loolu aussi c'est une bonne nouvelle. donc mbokk yi ñoo ko déggandoo problème ndox bi je pense que am na solution donc c'est en cours donc dama am benn pàcc bu moo fàttali pour ñu xamul lan mooy sa rôle ci maire bi ak sa compétence fan la yam bu ñu waxee premier adjoint au maire ñu bëri duñ comprendre say décision fan la yam est-ce que parfois dina am décision yoo xamante ni di nga ko mën a contrer est-ce que parfois décision yi 56 conseils yi ñooy toog ni ñu mën a xam tey lan mooy sa responsabilité ci doxu maire bi ak yooyu
parce que parfois nit ñi dañuy wax rek mais duñu xam maire yi ni muy doxee. dañu jàpp ni loo xamante la nit ki day jug rek ne lii laa bëgg ñëpp demandoo si duñu xam ni affaire yi par vote la ak yooyu. nga mën leen expliquer un tout petit peu sa responsabilité ak sa pàcc si maire yi tey. sama responsabilité si maire bi mooy adjoint au maire. tey su fi maire bi nekkul. ñun la mais tant que mu ngi fi mu ngi am wér. mu ngi ànd ak xelam di liggéey. ñun dañuy topp si gannaawam rek. topp rek xam nga tant que moom moo la mën a jox nag loo def. moo la mën a jox ay directives mu ne defal ma lii mais tant que deful loolu yow da ngay topp rek mel ni xar mënoo am looy def parce que le préfet administration bi moom la ñuy waxal. su dee ministre moom maire bi lay waxal. su dee président bi maire bi lay waxal. su dee gouverneur maire bi lay waxal. su dee sous préfet ak préfet maire bi la ñuy waxal tant que le maire il est là yow da ngay topp rek. mais dina am décision yoo xam ne parfois nga bañ. si mooy bureau non mooy bureau municipal bi des fois. suy jël décision dina ñëw laaj ñu ne ñu lii la ñu waxtaane ko après mu dem exécuter ko. d'accord donc loolu je pense que c'est important ñu kii ko. léegi beneen problème bi ñu bëgg a souligner parce que nit ñi fii dafa important ñu rappeler leen tey fan la compétence su maire yi am. parce que dañu jàpp ni maire bi dafa am benn caisse bu fa nekk rek boo xam ni xaalis bi fa lay nekk. c'est important aussi ñu expliquer leen. budget maire yi nan lay doxee que nekkul benn caisse noire lii day dem trésor boo leen bëggee xaalis bi ngeen indiwaat ko est-ce que mën nga ñu expliquer pàcc boobu un tout petit peu. pour nit ñu comprendre jàpp ni buubaa daal heure boo ko fëggee rek. mën na jël ci xaalisu caisse gi wala dafa yor caisse këram. nga expliquer un tout petit peu. am nga budget maire yi ñu xam mais am na sax ñu jàng ñoo xam dañuy dégg budget mais xamuñ lan mooy budget. tout à fait budget bi conseil municipal bi day toog. ñu ne at bii. 1er décembre 31 décembre ba 1er décembre année prochaine muy 1 an bii budget dañuy soxla 500 millions 500 millions fan lañ koy utee nag. léegi dañuy soxla 500 millions pour liggéey ci commune bi 500 millions boobu nag fan lañ koy utee état bi du la ko jox de yow yaa koy utal sa bopp mooy que ne li nga wax léegi mooy ci marché yi. ci marché yi mooy jaay timbre yi. mooy jaay kii. nit ku lal garawaay si tali bi kii la mooy conseil commission domaniale bi nga wax xam nga mooy ordre de recette yi ci ngay am dara loolu ngay récupérer ngay jël yóbbu si compte ba seen compte bi ngay ubbi boo ko jëlee du si keesu maire bi la déedéet du ñoom ñoo koy téye en liquide loolu waa trésor public xam nga trésor état bi la état la trésor bi dafa am nitam bu mu xam ne daf ko récupérer indi ko ci mairie bi su daggee reçu yi ba ngoon day dem verser ji trésor su verser ci compte bi soo leen verser soo leen fa amee 10 millions ñu ne leen trésor woo leen mun leen am ngeen 10 millions 10 millions yooyu ngeen xool noo leen ko defee mooy que ne ñoom sax ñoo leen di wax nag foo leen koy def tey maire bi rek mënul jël mu ne am naa 10 millions trésor dama koy def ci tel yi amu ci droit ñoom ñooy xool dafa am ay charte yoo xam ne dañuy wax ne 10 millions yi mën na dem fii lii mën na dem fii lii mën na dem fii soo ci lekkee dërëm ci kaso bi nga jëm c'est impossible moo tax ma ne leen communauté rurale ak commune c'est tout à fait différent li amoon amatul képp ko xam ne toog nga fi nga yaakaar ne li fi amoon moo fi am boobu suuf bi des na nga dagg suuf fi ak géej wala fi ak ñàkkoram nga dagg ay terrain di may ay nit wala di dagg di jox ay nit ñuy uti ay xar ngay may ay xar si biir dëkk bi loolu c'est terminé expérience mooy yor mairie léegi mais yow da nga mës nga da ngay may terrain non man fan mosuma may terrain ñi may àndal say maam dañ fi amoon suuf su bari boobu mais suuf boobu jeex na man bi may ñëw si non may ma yeggali moo tax ma ne la yu rafet yëpp non ma ne la commune bii tey ku fi yor expérience mooy tax nga génn si su dee suuf bi nga yaakaar ci kaso bi nga jëm du am sax ñaari fan te man alhamdulilah rabbil alamina tey j'ai fait 7 ans d'expérience nekk premier adjoint au maire wax naa la bu baax j'ai des partenaires tey xam naa fuy metti bu baax a baax mbir bi tey su ma ko téyee wala keneen téye ko sama morom mais nag bu ñuy juum commune bi du ñuy juum de c'est-à-dire parce que maire da ngay am expérience man de damay ñaan yàlla li ma nekk tey ni ma nekk premier adjoint maire pendant 7 ans daf ma arrangé parce que xam naa bu baax mais tey am na ñoo maire yi doxul noonu de am na ñoo xam ne suñu leen tey joxoon mairie bi takk seen bët 5 ans yëpp dañuy lambatu du ñu dem fenn mais yow sa expérience boobu ngay wax ni am nga ko depuis boobu ba léegi nga koy réclamer sa bopp tey bu ñu la joxoon mairie bi mën nañ xaar ñaata temps pour commencer gis ay changements par rapport ak demande bi ak li nit ñi di kaas ak yooyu am nga benn baguette magique boo xam ne tey fii ak 2 ans 3 ans. non bëri na. 3 ans bëri na. en 3 mois.
soo leen gisee non déglu ma rek. li ma non wuyu ma non su ma waxee commune bi. xam nga la laay bañ jël sama carte jox la ko 3 mois gisuma changement. non déglu ma ma wax la ngeen may gënal jaasi. non déglu ma non du demee noonu gis nga tey. wax naa la xam naa tey fuy métti xam nga yaram bi soo amee yaram fuy métti xam bët bi su métti xam nga tey bët bi mooy métti moom ngay njëkk a faj. donc tey commune bi tey li fi nga xam ne moom mooy seen feebar numéro 1 mooy ndox. d'urgence li nga am budget ak ñàkk budget partenaire ak yëpp loo am si ndox bi nga koy xëpp nit ñi am ndox su nit ñi amee ndox nit ñi am ay voies tali fu ñuy jaar diggante ñun ak Niakoulrab tey ñun ñoo bokk commune maa ngi leen di féliciter au passage tey Niakoulrab war nañu am tali bu fa dem tali bu dugg ñàgg tali bu dugg Déni Géej bon na ba nit ñi tali bi commune bi fu la neex jaar parce que loolu mooy développement dëkk tubaab yi foofu la ñu rawee absolument loolu su paree nga ñëw ci santé bi santé poste de santé bi moom li ma la wax rek tey Tivaouane Peulh commune bi tey war na mën a am tey benn hôpital bu mucc ayib tey ci commune bi xam li ma la boo xam ne dëkk bu ne nga def fa benn ambulance su urgence ñëwee ñoom ñu ñëw faj ko loolu incha allahu rabbi foo koy jëlee si budget mairie bi mais loolu partenaires yi mën nañ ko y a des partenaires yoo xam ne tey pour ñaata ambulance moo fi nekk là on a je ne sais pas 2 ambulances xam nga tey suñu ñëwee tey ñaan naa yàlla su ma am nga mën nga fi dugal ay ambulance loolu lañ bëgg a xam wala yow si sa carnet nii mënuma ko non je parle tey bu ñu la joxee mairie bi par rapport mais pourquoi pas parce que xam nga mairie non xam nga mairie du benn nit moo koy yor xam nga li gën a bon c'est une équipe mairie bi tey pour mu dox ku ne dafa war a indi sa expérience taxaw ñu ne maire bi lii la maire bi aussi nangu leen déglu ànd ak ñoom ci liggéey boobu loolu suñ ko defeer du ñu daanu école yaa ngi fii tey Tivaouane Peulh incha allahu rabbi d'ici année prochaine dina am benn lycée bu mucc ayib su neexee yàlla waaw ak yeneen dëkk yi su ma waxee Tivaouane Peulh nag commune bi fu ne war na mën a am lycée bu mel noonu te su neexee yàlla dina am du yàgg parce que xale yi dañu war a jàng mais problème de table de banc yi nga xamante ni élèves yi dañ ko am école yi xat yi ñu gis ni commencé ngeen fii tabaxoon ay classe ba tey kuule woo leen ko yeggali woo leen ko tey lan nga si mën a apporter ak problème de table banc yeeg loolu ak nan nga mën a expliquer aussi Tivaouane Peulh suuf si même bu ñuy wax des na école yi waroon na gën a mën a bari est-ce que loolu am nga si ay solution ak lan lañ mën a xaar surtout li gën a urgent ak tey école mi ngi waaj a ubbi problème de table banc yi foog ngeen jàppale ñu si ak classe yi doyul loolu lan la nga si mën a xaar yow sa wàllu mooy école 2 dem naa fa construire nañ ba def coulage ci kaw la nekk incha allah rabbi d'ici école bi di ubbi ñaan nañ yàlla ñu xadd ko coulage dañoo construire ba coulage bi des non ma ne d'ici école bi di tijji war nañ ko mën a toiturer mu ñu ma xam coulage wala zinc xam li ma la mais incha allah dina yegg d'ici incha allah ouverture des écoles loolu moom dina yegg su neexee yàlla côté table de banc yeeg yooyu waaw table de banc aussi c'est comme ça hein parce que fépp la waaw luñ ci mën dinañ ci def incha allah rabbi d'accord donc ñoo ko déggandoo wax na loolu donc ñu dem tey carrément si pàcc élection yeeg yooyu ñu gis ni tey caution bi ñu ngi ko cautionné 15 millions donc ñu bëri di wax ni 15 millions bëri na mais nit ñi lu ñu comprendre mooy campagne moo gën a 10-15 millions tey di nga am oto tey di nga am logistique di nga luy animation di nga defar ay t-shirt dina am nit ñoo xamante ni ba campagne bi di commencé ba jeex say kër la ñuy añee di nga ut sécurité tey te booy mbëri entraîné am doole ku si dee léegi nekkatul auparavant yi 5000 booy dañuy lekk cere dañuy lekk yàpp koo si jël di nga ko fay 25000 donc au minimum campagne bi di nga am dina laaj 50 millions caution boobu noonu ak déroulement campagne bi est-ce que Boubacar Ka attan na ko wala am na ñu ko jàppale si loolu wala dafa am ñu koy financer non ñun dañu nekk ci benn parti man defuma mouvement dewuma sama mouvement bopp amul man dama nekk ci benn parti bu ñuy wax parti APR Macky Sall nekk président bi mooy astafurlah Benno Bokk Yaakaar nga xam ne Macky Sall moo ko jiite teg fi ay nitam man foofu la ñuy affilié discipline parti bi la ñuy xaar parti bi lu mu wax ci loolu la ñuy dem donc tey boo demoon yoroo xaalis boo campagne mais da ngay xaar parti bi jàppale la pour nga mën a dem charge campagne non mais ku bëgg dara def dara loolu la olof yi wax no waaw tey Macky Sall du ma gën a gore tey su jiitalee nit mu ne la hey cotiser na la 15 millions ak yooyu mais yow tamit waroo mën a xaar parce que quand même nit ku ñuy fol dañuy yaakaar si yow suñu yaakaar si yow dara nit gis nga nit ku ñu yaakaar si yow da amul njëriñ mais à peu près nit tey soo gis nga soo deewee kenn du la lekk ay sax ñoo lay lekk donc nit njëriñ la nit bu amul njëriñ nit da ngay amal nit askan wi njëriñ absolument tey politique bi ñu toll nii kenn mënatul nax nit ñi comprendre nit ñi xam nañ ku mën ak ku mënul tey am na ñoo xam ne parce que man la may wax toujours Tivaouane Peulh bi fii commune bii
su ma ko yàlla joxee dinaa ko liggéey su ma ko yàlla joxul jox ko sama morom dinaa jàppale sama morom ñu liggéey ko parce que tey am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci armeel yii tey bu ma dagg xam nga li ma ñu ngi tëdd fii tey incha allahu rabbi tey suñuy tey kii bi su échoué commune bi su échoué dëkk bi ñoom chef de village imam ak délégué de quartier képp ko xam ne responsable la ñuy joxoñ man ci laa su ma nekkul pay nekk 2 comprendre li ma donc man Tivaouane Peulh insécurité bi fi nekk ñëpp bëri di ko jiñ ni tey mairie bi moo éclairé wul yenn koñ yi problème d'ampoule yi aussi dafa am maintenance beeg yooyu problème d'insécurité bi ak intervention yi fi amoon nan nga ko jàngatee ak nan nga si ban xalaat nga si joxe. sécurité li ma si wax du bëri parce que sécurité quand même foog naa ne loolu bokkul ak suñu compétence sécurité su ko waxee loolu état bi moo koy jël en charge mais macha allah di wax ne Tivaouane Peulh quand même mën naa wax ne Sénégal yëpp la instant bi sécurité bi Sénégal yëpp soxla sécurité parce que agression bi bëri na yeneen ak yeneen mais gars yi ñu siy travail bu am solo soo gisee keroog fan yi gars yi wàcc nañ fi ñuy liggéey te incha allahu rabbi Tivaouane Peulh am na poste gendarmerie ñu ngi leen di féliciter au passage di féliciter le commandant de brigade. Tivaouane Peulh wala Sokabek. Tivaouane Peulh mooy Sokabek poste Tivaouane Peulh lañu bind. xam nga donc incha allah rabbi ñaan nañu yàlla aussi am fi police dans le village incha allah du yàgg. xam nga su ko defee gars yi mën a jàppalante mais dans la mais incha allah sécurité dina am. d'accord monsieur le maire ñu gis ni la plupart communes yi ngay gis yëpp chef lieu bi mooy mairie bi fa lay nekk am ñu ne tey mairie bi nekk fii ñu yóbbu ko APIX c'est parce que site bi ñu ko désigné loon pour mu nekk fa da nga si bokkoon ñoo xam ne dañ si laxas jaan du genre ba tax amul loolu tax ñu yóbbu ko Tivaouane Peulh ban réponse ngay jox ñooñu waxoon loolu. site mooy lan mairie bi. waaw parce que chef lieu yi ñoo souvent fa la mairie bi di nekk tey ñu gis ni chef lieu bi nekk Tivaouane Peulh mairie bi nekk APIX. ñu ne place bi nga xamante ni moom lañ ko réservé woon pour jox ko da nga bokk si ñi si laxas jaan wala da nga bokk ñoo xam ne dañ ko sooxal ba mënul nekk foofu tey loolu bu fekkee am na ban réponse que si jox ak loolu amul maa ngi félicité waat bu baax waa APIX ci loolu parce que vraiment Tivaouane Peulh dafa xatoon te incha allah bi ñu ngi si nag incha allah rabbi d'ici l'année prochaine ku fi mënta toog dinañ fexe tabax mairie bone yi di forme voilà. d'accord mais ay laaxas jaan ak yooyu amul fenn. amul lenn loo xam non c'est impossible non parce que commune bi ñoo bokk commune yëpp Tivaouane Peulh quartier la ci biir APIX quartier la ci biir Tivaouane Peulh. d'accord Sokabek fi nga wax quartier la ci biir Tivaouane Peulh donc c'est nous dans nous. xam nga li ma la bu ñu def toujours ay séparation te incha allah rabbi dinañuy fexe ba fu mu war a nekk incha allah dañ fa tabax mairie boo xam ne mucc ay diggu Tivaouane Peulh su neexee yàlla loolu amul problème. donc ginnaaw loolu sur le plan développement et sur le plan social ñu bëri ne tey ñu ngi fi gis ñu bëri dañoo yoroon ay mouvement ñu bëri ne monsieur Boubacar Ka mosul yor mouvement nekkul ci plan social bi li mu xam mooy dimbali ñi ko jege may dépasse mais amul lenn lu muy def ci social ak ci financement ñooñu tey ban réponse nga leen di jox ak su fekkee dem nga def ay financement mën nga ñu ci expliquer ak ñaata nga dem financer ak yooyu. non loolu dama lay bàyyi nga jël sa micro dugg biir Tivaouane Peulh ci quartier yi. nga leen kan mooy Boubacar Ka ñaata projet laa fi financé ñaata groupement jigéen laa fi dimbali fi ay financement. mën nga ñu jox chiffre. sama dernier calcul bi je suis dans les 35 groupements. d'accord xam nga li ma la wax. waxuma la Tivaouane Peulh rek laa la wax de. bokkul ak li génn si biti. donc alhamdulilah rabbil alamin. à coût de combien souvent. ça dépend parce que jigéen ñi dañuy ay liggéeykat lañu ku leen jàppale tuuti rek ñoom dañuy neex a jàppale. ñoom xeebuñu dara loo leen pousse ñu tàccu. donc maa ngi di féliciter jigéen ñi di leen wax ne waaw góor waaw macha allah ay jàmbaar lañu. ginnaaw loolu tamit ñu gis ni yaa ngi féliciter jigéen ñi et puis ñu faire aussi am benn candidate boo xam ne dafa bokk ci élection yi bokk ci déclarer candidature am nan nga gisee tey jigéen dem ba déclarer candidature am ne tey dafa bëgg a jël maire bi ban jàngat nga ciy def. mais loolu am fulla ak fayda tey góor fu mu nekk jigéen war na fa mën nekk. là je félicite. jigéen ñi dañu war a intégrer ci lépp nag. waaw lu góor mën tey jigéen mën na ko tey jigéen ñi dañu war a fes góor tey lu mu mën jigéen mën na ko donc loolu damay rafetlu bu baax a baax loolu waaw.
donc loolu tamit bu weesoo am ñu gis ni sa candidature da nga ko déclaré nii rek mais au finish tôt ou tard yow ak monsieur Diop mosoo leen réeroo et puis da nga déclaré nii rek mais pour jàppale la ko loolu ñiy wax loolu wala ñi la koy tuumaal lan nga leen mën a teg seen loxo pour ñeneen ñi mën a xam. non xam nga kilifa da ngay nekk kilifa nit ki dafa am mesure ak demi mesure comprendre man fi ma teg sama tànk instant bi dama wax ne Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk. président Macky Sall mooy suñu jiit. ministre Omar Gueye mooy ministre département bi. moom coordonnateur département bi. man ci foofu lay waxee. damay ñaan. man dañu jiital ma nekk tête de liste majoritaire. dem élection gañeel Benno Bokk Yaakaar gouverner ak ñoom ensemble. man loolu laa talal sama te loolu laa ñaan. su mënee loolu la parce que xam naa ko. am naa expérience bi am naa lépp donc alhamdulilah rabbi loolu laa ñaan. su dee yàlla tudd na ko loolu au cas su loolu amul. te incha allah loolu la ñu ñaan su au cas su loolu amul ñoom Macky Sall du juum. Macky Sall kilifa la. am na ñu nekk si wetam. non yàlla moo dul juum. ministre yi am nañu nekk seen wet. ñoom daal foofu duma ci mën a sori. comme ñu ngi affilié ci Benno Bokk Yaakaar dañuy dem seetaan déglu Benno Bokk Yaakaar lan lay def. d'accord léegi bu ñu jiitalee keneen ku dul yow pare nga pour ànd ak moom wala pare woo. pour non question boobu point d'interrogation ñëwagul. doo si tontagum léegi non là c'est après. ñu gis tamit mouvement doole ak kattan taxaw je pense que tiital na leen de muy yeewi askan bi jàpp nañ ni askan bi da nga leen a façon si bu mu dëkk si jur ñu nax te yeewi askan bi taxaw ak. mais loolu ñàkk respect nit yi la. soo demee boo wax ne yeewi askan wi. yeewi dafa mel ne ñun ay sénégalais toujours ñu ngi si. ci buumu jaam loolu il faut arrêter ça yeewi askan wi loolu. ku xalaat tolof tolof non baaxul dépense bu seer jumbo bu monsieur Boubacar loolu mënul nekk c'est pas non loolu li ñu ko kiiyee nañu changer kii bi. slogan bi baaxul yeewi askan wi. mais ñun ay noble lañu. nous les Sénégalais nous sommes des nobles. il faut arrêter ay yeewi askan wi ak kii da ngay tudde sa parti loo xam ne lii. ñëpp am ci yaakaar mais yeewi askan wi kenn tënku leen ba di leen yee. mënul nekk yéen a tuddee seen bopp Benno Bokk Yaakaar. ah mais loolu lan moo ko Benno Bokk Yaakaar. xam nga yeewi xam nga baat yeewi askan wi loolu beneen kaal. non xam naa pël la te déggul olof mën nañ ko baal. baatu yeewi mooy képp koo xamante ni tiis ak nakar tegu na si kawam tey ñu yokk ceeb bi ñëpp gis ko problème mu suukar am problème mu gaz am jumbo bi nga xamante ni tey ñu bëri daanuñu ko utiliser muy jar fukki dërëm. ay borom kër yoo xamante ni benn loxo la liggéey ñu yor ay njaboot ñu war leen a dimbali tey ñoo xamante ni tey bu ñu añee du ñu reer nekk ci souffrance boobu ñooñu yeewi lañ leen mën a tuddee dañ leen di yeewi teggil leen ko donc baat boobu léegi nan nga gisee coalition boobu bokk na ci li leen tiital wala coalition bu am doole la de. te yéen ci feewaloo ngeen bokk. non du ñu feewaloo incha allah rabbi. mais yeewi askan bi Benno Bokk Yaakaar non yeewi askan bi sax day ñëw instant bi ñun dañu gën a yaatal dama bëgg képp ko xam ne yaa ngi taxaw pour intérêt commune bi. nañu ànd nekk benn muy yeewi askan wi ak Benno Bokk Yaakaar ak yeneen mouvement yëpp dañu ñëw intégré ñëw def benn bloc jàppale commune bu Tivaouane Peulh Niaga parce que commune bi li mu soxla dafa bari li mu soxla du benn nit du ñaar du ñetti ñoo koy liggéey li mu soxla moo bari te fii Boubacar Ka su yëkkatee mbagg mu ne moom rek dina dem gagné du ak gagné dara fii coalition moo fi gagné te incha allah rabbi ñëpp ay ànd ñu ànd si liggéey bi ñu gagnandoo ensemble gouvernandoo ensemble incha allah. léegi bu fekkee ni tey ki war a sauver askan bi mooy yeewi askan bi est-ce que monsieur Boubacar Ka comme intérêt askan bi moo ko tax a jóg mën nañ ko xaar mu def coalition ak ñoom. wala loolu c'est quasi impossible. non loolu mënuma ci sori. de toutes les façons instant bi man maa ngi ci Benno Bokk Yaakaar. maa ngi déglu sama discipline de parti. lu ñu wax ci loolu laa nekk. léegi si côté massification ak seeti gox-goxaat yeeg seeti homme politique yi est-ce que am nga ñoo ay ñu nekk Benno Bokk Yaakaar boo xam ne yaa ngi ñoom en concertation ak sa parti massification fan nga toll. beneen bi tamit. dama koy wax monsieur Boubacar Ka sa tour bi foo tourné gis ko miiru jàmbur yëpp bind nga ko. loolu tamit. nan nga ko première question bi laa bëgg nga ñëwaat. waaw après nga tontu ma si miir yi am na ñu ma ko signalé ne ma boo ma demee. naa la ko laaj première question bi waaw. bon première question bi mooy foo toll ci sa wàllu massification ak ban concertation nga am par rapport ak membre APR yi fi nekk ak Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci gox bi. xam nga am na ñoo xam ñu ngi dox di wax damay dox mbokk wala def lii man Boubacar Ka man ak commune bi du tey démb la. xam nga mënoo juddoo ci commune yaroo fii màggee fii donc chaque jour ñu ngi gisee
mu ci ngénte parce que ay pël rek ngay seeti ñi nga dem seeti ñëpp say mbokk pël la. non bul kii gis nga pël bàyyi leen di wax langage boobu gis nga Sénégal benn lañu benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar soo waxee pël naar yaa ngi fi séeréer yaa ngi fi joolaa yaa ngi fi loolu tant que ñu ngi am séparation loolu il faut arrêter c'est pas bon ñun xamuñu loolu pël yeeg naar yeeg séeréer yi il faut arrêter loolu moom dama lay corriger langage boobu ngeen arrêté ko dafa mel ne ñii toujours wax ci affaire religion yi yow foo nekk murit nga wala tijaan nga wala kii il faut arrêter yooyu du Sénégal li mu xam mooy benn la kenn mënu leen pël beeg naar beeg séeréer beeg joolaa bi benn la ñu c'est la famille. léegi ñun xam nga lan moo am solo. c'est la famille donc famille boobu buñ ko jéem ay def ay disparching quoi. mais xam nga loolu lu tax ñu mun ko wax c'est pas du négatif dans la mesure où que ni tey ñi fi dëkk ñu bëri ñoom la te ñi déclaré candidat je pense que boo jëlee 75% yi ñoom ñëpp si ethnie boobu lañ bokk nekk say mbokk fan nga toll si mbokkoo boobu. mbokkoo boobu macha allah mbokk yi du ñu mës a am problème c'est nous dans nous li ma la wax sànq ci début bi rek képp ko xam ne taxaw nga pour intérêt askan wi di nga ñëw ñu ànd ñu nekk benn. képp ko xam ne c'est intérêt personnel moo tax nga nekk maire di nga wéetoog loolu. intérêt askan bi mooy ñu ànd ak yow. déedéet ñu ànd ak man ak keneen ku ko yàlla tudd mu nekk maire. d'accord donc ñu ngi lay gërëm si loolu je pense que suñu émission bi 5 minutes moo ñu dese est-ce que tey monsieur Boubacar Ka sañ nga taxaw tàllal sa loxo ne musoo moomeel bi leen askan bi dénkoon musoo si laal dara musoo si luubal sa loxo yu set la est-ce que loolu tey sañ nga taxaw wax. xam nga tey mënoo nekk adjoint maire 7 ans. 7 ans nga taxaw yëkkati nga ne candidat nga. soo doon luubal sañ naa ko su ma jaayoon terrain jàmbur wala lekk xaalis askan wi dinaa taxaw ma ne loolu xalaatuma ci kaso bi laa jëm. man sama loxo dafa weex tal moo tal tey ma sol lu weex moi je suis blanc comprendre li ma la wax. mais bàyyi charme bi man. waaw non dama lay expliquer rek xam nga man du koo xam ne damay nëbbatu fii di kii xam nga li ma la wax li tax ma ñemee wax loolu man xam naa xam li ma la wax waaw macha allah waaw donc mu ngi noonu. est-ce que ce programme mën nga ci indil 3 points yoo xamante ni askan bi mën nañ ko xaar wax nga ndox bi je pense que loolu duñ ko tuddaat wax nga problème d'insécurité bi tey sur le plan développement ak problème mu jeunes yi lan lañ mën a xaar par rapport ak loolu. non xam nga tey parce que tout à l'heure maa ngi wax ni en fait du farel parce que tey boo demee seeti nit da nga koy nangul dara c'est un gars boo xamante ni j'ai du respect xaw ma ko lu yàgg mais j'ai vu que ni carnet d'adresse am mën nañu yokkal et je le dis haut et fort compétence su maire yi dafa limité wu. ku si nar a xaar lii mooy lii laa war a def ak lii laa war a def mën na la jural ay gàllankoor yoo xamante ni si sa fonctionnement du dem. c'est ça loolu moo tax tey dañ koy reconnaître ni am na carnet d'adresse bu baax pël la nag te pël dafa bëgg a yàgg bëgg a voyager dafa bëgg a yàgg a bouger ay nomade lañ. sama kaaw la tamit parce que sama yaay pël la man pël la. c'est ça tey ñu bëggoon sa bilan wala tey li nga xamante ni mooy sa programme nga développer ñu juste 2 points parce que ñu ngi waaj a pare. programme bi loolu tey taxuñu jóg. programme bi dañuy defar beneen émission nga xam ne da ngay ñëw ma ne la sama programme campagne lii la ma tegal la ko benn par benn te boobaa incha allah tu seras signé oui di nga signé yow sa bopp que ne d'accord man sama personne important la askan bi njariñu askan bi waaw mooy su ma la waxee wax na askan bi parce que yàlla leen toog léegi je pense que ni émission bi touche à sa fin lan nga bëggoon leeral loo xam ni laajuma la ko wala loo xam ne bëggoon nga ci tontu wala bëgg nga ko leeral askan bi si sa jëm. non moi parce que yaa ñëw sama kër. nga ne da nga may laaj ay questions. donc li nga ma laaj laa la mën tontu. dama ñëw ngir laaj la li askan bi bëgg a. voilà li nga ma laaj. foofu laa mën a yem foofu laa la mën a tontu parce que mënu mën a laaj wax loolu loo xam ne xaw ma ko. tu m'as demandé des questions mais monsieur Ka foog nga am tuuti simplicité. foofu laa fi nga ma laaj daal foofu lay yem. léegi ginnaaw si loolu je pense que dañuy damay tëj par rapport ak loolu. ñi ngi gërëm askan bi di la bàyyi nga tàggatoo. et puis say activité ñi ngi lay xaar. fii ak lan nga ñu mën a proposer say prochains déplacements ak yooyu fan lañ la mën a xaaree. man maa ngi si déplacement bi chaque jour mosuma toog déplacé wu ma. maa ngi liggéey donc maa ngi sant ñëpp di gërëm sama staff. ñi nga xam ne ñoom ñoo ma encadré vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm damay bañ a lim juum. donc maa ngi leen di sant borom dëkk bi muy chef de village bi. di sant imaamu raatib bi ak imaam yi mu àndal yëpp. di sant délégué de quartier yi seen président délégué bàjjana gox yi di sant la jeunesse. di sant jigéen ñi di sant handicapé yi di sant commune bi yëpp commune Tivaouane Peulh Niaga benn la
kenn mënu ko xar ñaar commune boo xam ne dafa nekk en voie de développement nekk commune boo xam ne c'est à 25 kilomètres de Dakar nekk lu jege Dakar trop ah tey yàlla def na ne li ñuy wax pôle urbain bu Lac Rose ñun la bokk ak yeneen projet yu bëree mu ngi ñëw donc bu ñu fexee tas nañu fexe nekk def main dans la main su dee rek intérêt commune bi moo tax ñu jóg ne ñëpp ànd nekk benn politiciens yi les politiques ñiy xeex fii di xëccoo nañu retrouver sur la table ñu toog waxtaan ah xar sax su amee xar yuy ànd dina am benn bu jiitu waaw ku jiitu kee topp ci loolu mooy développer commune du benn moo koy doxal li koy doxal bari na nit ki mën na xëccoo fekk lii du jigu la gis nañ fi lu ne donc dañu delluwaat si yàlla ñu xam ne lii ci àddina lañ nekk yàlla naka yàlla jox commune bi ki nga xam ne non ki nga xam ne moo yàlla na ko yàlla jox ki nga xam ne moo gën si moom loolu lay tëjee toujours mbokk yi ñu ngi leen di gërëm je pense que ni fin bi wane na ni oustaz la conférence la koy tëjee di gërëm lu nekk lu leen gërëm na ko merci donc bi émission bi moo nekk di leen gërëm yéen waa Zone TV vraiment gis nañ seen liggéey ci Tivaouane Peulh ak li ko wër vraiment maa ngi rafetlu aussi accueil bi félicité yow aussi macha allah ñu ngi vraiment gis nañ seen liggéey vraiment ñu ngi kontaan nekk nga séeréer mais waa ju compétent nga quand même macha allah compétence mu ngi fii quoi bokk pël lañ compétence maa ngi fii man sant yàlla sama maam ka donc ñu ngi leen di remercier aussi di ko remercier par rapport ak disponibilité bi mu nekk koo xam ni nekkul jafe approché donc nit ñi nañuy wàññi préjugé yi ku nekk dafa soxla nga jege ko xam ko ku bil buntam la mit ay nit la na nit ñi dem bindu ji donc monsieur Boubacar Ka mi ngi fii ñeneen ak ñeneen ñi ngi fii ñu tànn tey candidat bu gën a gan suñu askan élection yi tamit jarul violence jarul dara ñu ñëpp noo dëkk Tivaouane Peulh tey dafa xat suba dañuy romante ñu ñëpp ñoo dëkk ñu ñëpp ñoo xamante sëgëm ñu fi ñëw nekk fi ñu bees sax ñoo fi am benn carnet d'adresse sekk ak ñëpp jàmm kon ñi fi dëkk nañu def jàmm ki nga xamante ni tey moo jiitu yàlla moom la def yàlla nekk kii si gën askan bi ñu ngi leen di remercier la Zone TV cercle des candidats. Merci.